fu ngeen mënti toll parce que buñ ko waxee ak buñ ko waxul ñaan dañ ko soxla fu ñu mën a toll muy pour ñun suñu bopp mais pour Sénégal ndaxte pour Sénégal amul jàmm kenn dootul talati dara kenn dootul talati liggéey kenn dootul talati bouger kenn dootul talati dara moo tax saa su ne su ma amee opportunité jàkkaarloo ak yéen lu ñu leen di wax mooy ngeen ñu ngi sàkku si yéen ay ñaan di ko sàkku pour Sénégal di ko sàkku pour suñu bopp di ko sàkku pour jàmmi réew mi parce que jàmmi réew mi bu amulee kenn si ñun du mën a tal liggéey dara kenn du tal lijjanti kenn du tal faju kenn du tal naan que justice fasse son travail ou que force reste à la loi donc mbokk yi yéen ñi ngeen xam ne yéen a ñuy seetaan ci Kéwoulo yéen a ñuy accompagner yéen a ñu ne il faut que ñu wax yéen a ñu ne gannaaw situation bi bu mu toll fii ñu ngi xaarandi ngeen wax ñu ngeen jox ñu li nga xam ne mooy seen xalaat ci li nga xam ne sax ñun xalaatoon nañu jarut a wax ndaxte li ñuy fi wax yëpp du dara loo xam ne lu bees la si yéen dafa di loo xam ne wax nañ leen ko et puis ci tàmbali bi ci njëlbeen lan leen waxoon ne leen lii yëpp waxu nag sa kandang la ne leen lii yëpp waxi tàppale la ne leen lii yëpp jarut a dóor sa doom bu fekkee ni am na ñoo xam ne dégguwuñu woon bamtul nañ leen ko saa su ne wax leen li nga xam ne moo di sunu xalaat maa ngi leen di safoo maa ngi li kontaan dajewaat ak yéen ci rendez-vous bi nga xam ne su ma sañoon sax mu doon quotidien waaye yitte yi dañoo bari tellement que du ñu mën a jàkkaarloo saa su ne ak yéen ñu di leen jéggul ci loolu ndaxte toog di wax ay nit di bàyyi lépp naan la yow la ñuy déglu lu ñu mën di dégg soo waxulee duñ ci mën a addu loolu responsabilité bu rëy la te dañuy mesurer la grandeur de cette responsabilité tax na balaa ñuy gën a xuus ci waxtaan bi lu ñu leen di ñaan mooy ngeen partager le maximum li nga xam ne mooy live bi ñuy def ak yéen te nag jéem naa góorgóorlu améliorer son bi j'espère que yéen ñi kenn ku ne fi nga nekk yaa ngi koy sentir bu fekkee ne son bi am na problème rek signaler leen ma ko mais j'ai pris toutes les mesures jéem a essayer de prendre un matériel professionnel pour defal leen live bi parce que li mu bëgg mooy ci lépp li ngeen xam ne du ma leen wax nag lépp lu leen neex mais dama leen di wax loo xam ne sama xalaat la sama gis-gis la te sama xalaat sama gis-gis basé wu ma ko ci samay gént ci observation la ci analyse loolu moo tax mooy toog saa su ne mën a waxtaan ak yéen le son est faible mais defe naa ni tey son bi c'est un son professionnel donc à moins que sama waa ji nga am problème de son suma son bi tey kenn amatul mu wax je pense donc waaw donc yéen ñi ngeen xam ne yéen a ñuy seetaan ci Kéwoulo bon bi ñu commencé wax ci fee bi mais ci yeneen fee parce que tëgg la kenn ku ne bés boo aaye rek bés bu nu wax ci lu jëm ci yow bés bu Kéwoulo laalee lu la concerné ngay doog a xam kan mooy Kéwoulo ak lan lañuy liggéey kan mooy Kéwoulo et est-ce que suñu liggéey suñuy wax am na importance wala déet est-ce que nos informations yi ñu jox est-ce que fiable na wala déet mais koo xam ne mësuloo confronté ak Kéwoulo la plupart du temps duñ ko xam wala boog ñi nga xam dañu d'accord ak ñun parce que bés bu ñu laalee dossier boo xam ne nit ku la sori nit ku jegewu ci yow da ngay foog ni tey dañ la laal wala dañ la bañ wala dañoo nekk ci complot waaye yàlla xam na ni ñu borom yàlla bu ñu dugal ci complot ñuy bokk di complot doomi Adama ndaxte bu fekkee ni bëri ngeen ñi ñuy seetaan ñu nekk ci diine bu nekk ñun dañu gëm ni
dañu màgg ak ay histoire de ñuy dégg ni ku complot ku wor ku trahir ak thème bi doon lu moo tax dañuy fexe suñu kéem kattan duñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy tooñ sciemment wala dañuy bokk ci ay complot pour yàq deru nit pour yàqal nit ñun luñ bëgg mooy bokk ci loo xam ne saa su ne suñu yëkkatee suñu kaddu dafay nekk kaddu kuy defar loolu moom mooy suñu yéene mën nañ juum nag mën nañ juum bu ñu juumee ñu ngi leen di jéggalu waaw mën nañ juum bu ñu juumee nag ñu ngi leen di jéggalu mais mosuñu jóg volontairement ne dañu bëgg tey yàqal nit yal nañ ci yàlla musal su ma waxee loolu ba pare mbokk Sénégal doomu Sénégal ak fu ngeen manti nekk ci àddina bi waaye duma yem ci mbokk Sénégal ak i doomu Sénégal maliens yi ñu ngi ñuy seetaan suñu mbokku Gambian si ñu ngi ñuy seetaan suñu mbokku Mauritanien yi ñu ngi ñuy seetaan kenn ku ne si yéen ñu ngi leen di baalu àq ndaxte yëg dafa fort ñun ñuy wax léeg-léeg dañuy waxtaanee dossier yoo xam ne yéen ñi ñuy seetaan yéen spécialiste yi mais su ngeen demee bàyyi seen lëb ne nañ leen déglu nañ leen seetaan loolu sas la si ñun donc jërëjëf gannaaw loolu asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum waa Sénégal doomi Sénégal ak képp koo xam ne yaa ngi am opportunité seetaan ñu ci sunu direct bi ci sunu live bi tey nag live bi du gudd lu gàtt lay doon lu ko waral mooy pratiquement bi ñu seetaanee démb sante ko yàlla bu baax li nga xam ne mooy vidéo bi nga xam ne soxna si di Adji Raby Sarr def na ko par le canal de quelques médias dañuy sant bu baax yàlla ndaxte wax dëgg yàlla bi yëf yi tàmbali woon wéetoon nañu ñun ñu taxaw ni leen lii waxu tappale la ni leen lii waxu naka sa kanam la wéetoon nañu trop ci tàmbali bi mais parce que boobu ñu leen doon wax nit ñi amoo leen woon li nga xam ne mooy la version de Adji Raby Sarr wala boog version bi ngeen ci amoon mooy lu ñu leen wax ne plainte ba ci plainte bi ñu génne leen ay wax yi bon ne na waa ji def na ma ko tax na mu nekk choc ngeen doon xaar Ousmane Sonko ci boppam génne leen ne leen dem naa fa parce que bu leen néewoon mosuma fa dem ce sera la parole des uns contre la parole de l'autre ma bamtu ko waxoon naa leen depuis ci tàmbali ne leen section de recherche amul benn preuve Ousmane Sonko demoon na foofu ñu naan Adji Raby Sarr fële liggéey parce que li ko mënoon a jox preuve bi mooy ay image vidéo surveillance yi filmé Ousmane Sonko mu nekk fa amul benn image vidéo surveillance bu ko wane. Deuxième chose muy téléphonie bi nga xam ne dañ koy fixé dañuy def réquisition ñoo xam ne ndax Ousmane Sonko dem na ci bërëb ba wala déet réquisition yi ñu def amul ci benn yoon bu nu borné Ousmane Sonko ci place boobu lan moo fi des waxu Adji Raby Sarr waxu Ibrahima Coulibaly waxu Ndeye Khady mi nga xam ne mooy borom Sweet Spa Beauté ñoom ñoo ne ñëw na fii Ousmane Sonko bind ko woowee mu ni ñëwuma ndax sama kiraay sama malaanu kër laay bi nga xam ne moom lañu ma jox en tant que député tant que levé wuñu ko du ma ñëw ma ni leen woon premier problème foofu la commencé parce que dégg ngeen ki nga xam ne mooy sama rakk bi di le capitaine Seydina Omar Touré li mu wax dès le début ne leen xam naa ni ay tàppale ñoo nekk ca yëf ya moo tax soriwu ma ci donc bu ñu xalaatee ni ñoom gis nañu ne tàppale moo nekk yëf yi mënuñu ci sori période boobu donc soxlawuloon Ousmane Sonko ñu koy woo di ko entendre en tant que suspect ci affaire bi ba conséquences yëpp yi ci topp mooy yëkkati malaanu kirlaayam indi ci fitna bi nga xam ne ak géye bu metti bi nga xam ne ba tey ñu ngi koy jooy nit ñi noppeegul ma xamal leen ni démb encore la kenn ci ñi ñu gaañu ca Bignona gaañu ba kanam des ci yëf yëpp kon on est aujourd'hui entre 13 ba 14 morts parce que benn chiffre officiel amaguñu ko ba léegi
fitna boo xam ne mu ngi yeewoo ci ay tuuma yoo xam ne ab xale bu jigéen bu tudd Adji Raby Sarr def na ko loolu moo ñu indi lii yëpp loolu moo ñu yóbbee lii yëpp. Adji Raby ñun waxoon nañ leen ne leen lii waxu caaxaan la dès le début de cette affaire entre le 6 ou le 7 xamatuma date bi exactement mais su ngeen demee ci vidéo Tekku Kéwoulo yi lii ma leen wax di ngeen ko gis newoon naa leen personne n'enquête kenn nekkul ci waxu viol kenn gëmu ko enquêteurs yi enquête ñu ci artoon naa ne leen moytu leen piège bi nga xam ne moom la comploteurs yi lal piège bi newoon naa leen moo di yóbbu leen ci atteinte à la sûreté de l'État yóbbu leen ci insurrection artoon naa waxoon naa leen foofu la parce que lu xew lu ne analyse la programmation la loo amul programmation loo amul analyse loo amul visibilité sur le long terme projet boobu bu yeboo nga teg ko ci suuf ñoom depuis le début xalaatuñu woon accuser Ousmane Sonko de viol dañu bëggoon a yëkkati kàddu boobu pour nit ñi sëriñ si ñëpp ñoo xam ne xalaat nañ ni Ousmane Sonko nit ku baax la jullit bu baax la jullit bu mat la ibaadoo du nuyoo ñu sib ko loolu di ngeen ko gis tey firnde yëpp wàcc nañu li ma leen doon waxal dès le début nee naa leen yàq der mooy objectif bi. Adji Raby Sarr newoon na daf ko violé wax naa leen nit kenn du ko violé 3 fois 4 fois parce que Adji Raby Sarr newoon na leen 4 fois Adji Raby newoon na pistolet la yoroon mu braqué ko ki nga xam ne mooy son avocat maître Clédor astafirullah Bour Sine newoon na leen daf ko braqué ni ko tëddal mu tëddee ko ci loolu lañu basé woon ñu déglu woon ki nga xam ne mooy Birima Ndiaye moom it dina nu yàgg si moom ndaxte Birima nee na leen ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr dafa njëkkoon a dem gendarmerie yi ne ko demal nga indi preuve parce que li ngay wax ni garaaw la Birima nee na il prend ses responsabilités li muy wax moom moo koy assumer donc Birima Ndiaye dafa accuser la gendarmerie de complicité pour obtenir une preuve, ce qu'on appelle la laïcité de la preuve wala la loyauté de la preuve. Loolu waxtaan la boo xam ne dinaa ko waxtaan ak yéen beneen jour la laïcité et la loyauté de la preuve lan mooy preuve bu dagan ak bu daganul benn jour nañ ci waxtaan mais tey nañu des ci wax yi Adji Raby Sarr. Birima li mu wax keneen ku ko wax fii ci Sénégal te ànduloo ak Macky Sall te ànduloo ak régime bi gendarmerie cueillir na la ba ñu entendre la parce que da nga accusé de la gendarmerie de complicité da nga accusé gendarmerie ne dañoo bokk ci complot bi. Birima loolu la def ba tey kenn entendrewul Birima Ndiaye waxoon naa leen ne lundi le 8 mars keroog bu Dakar tàngee ñuy xalaat kan mooy dee ak kan mooy dund moom Ndiaye jaata boobu daw na gàddu njabootam daw dem Dubaï war fa rester une semaine amaana dellu si na ci diggante bi càmbaruma ko waaye bu ko jaree sax ma jox leen information boobu ba ci vol bi mu jël numéro de vol bi et tout ça am naa ko. Birima mi nga xam ne toogoon ci plateau yi ne Macky Sall ma ko fa yónni nekk ci dëkk bi di taal xam daw na génn dëkk bi kee nga xam ne nag mooy Bour Sine bon dégg naa sax du buur day wax lu ko neex rek du buur du dara mais moom bëgg nañu woowee ko Bour Sine rek nañ ko ci woowee noonu kër googu muy wootee naan sama kër lañu lakk boole ko nag ndeysaan nit ñi dañu nekk ci fitna parce que ñun kenn bëggul xeex kenn bëggul reyante moom il est comme dans un jeu d'enfant quoi mu mel ni kuy foofu naan leen dañu ñëw jël suma ginaar pooju ginaar bi jël carotte bi ñorul ak waxi naka sa kanam waxul nit daanu saret boo xam ne alors que nit ñi ci fitna la ñu nekk ñu ngi toog ci kaw mel ni ñu toog ci kaw nen ñu ngi jooy suñu rakk ak suñu doom yi nga xam ne am na si ñoo xam ne sax rabaguñu leen ñu nekk ci fitna boobu yëg nga ñuy wax ay waxu da nga sol chemise bu rafet da nga sol costume bu rafet da ngay sol parfum da ngay laal parfum bu rafet ak parfum bu xeeñ ak oto bu rafet wax dëgg yàlla je pense que c'est le sommet de l'irresponsabilité, c'est le sommet de la bêtise li Bour Sine di def sénégalais
mais nag wolof Njaay dafa ne ku wax feeñ bu nu waxuloon du nu feeñ. Dès le début de cette affaire waxoon nañ leen ni leen complot la Adji Raby Sarr dem ba nee na leen lii du complot parce que pour moom bu ñuy tënk complot rek mooy Macky Sall moo ko lal. Aji waatal na leen ci Maulana Cheikh Ahmed Niass wala Cheikh Ibrahim ne leen most gisee ak Macky Sall loolu man mën naa leen ko confirmer ni ki moom face à face ak Macky Sall la toogut comme ni ma leen waxoon depuis le début nee naa leen Macky Sall en personne n'est pas mêlé à ce complot. Je le dis, je le réaffirme et dinaa ko wax ba keroog ñu may vacciné même Macky Sall ak régime am dañuy fekk ab opportunité occasion li ñu wax l'occasion fait le larron ñu foog ni lii fi ñu jàpp baax na ñu langaamu ci activer li nga xam ne dooleel procureur de la République ndëgëm président Macky Sall moom moo wax ni am na dossier yoo xam ne bu naree ëpp dama siy teg sama conc lii narut a nekk dossier bu war a am ay conséquences yu grave mais dossier bu bon na bu ñu waroon sànni ci poubelle mais jàpp nañu dëgëral ki nga xam ne mooy Serigne Bassirou Gueye mu ànd si ak ay ministre de la justice ak ministre de l'intérieur ñu bëgg ko def une affaire en cité un dossier à classer sans suite mu des nag Ousmane Sonko mu décidé ndax dina topp wala déet xale bu jigéen bi pour dénonciation calomnieuse normalement foofu la ñu war a toll mais gis ngeen fi ñu ko yóbbu bu ñu naree delluwaat ci waxu ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr aji nee na leen daf ma violé ak 4 fois dafa ànd ak fital dafa ma ne tëddal wala ma rey la te nga dégg ngeen bi mu waxee nee na leen Ousmane Sonko tëdd na ma ay yoon xamatuma sax ñaata la donc léegi ban Adji Raby Sarr la ñu war a gëm aji ibaadu bi nga xam ne moo jàkkaarloo démb ak sénégalais na ma ibaadu yu baax wala aji borom muur bu rafet bi nga xam ne moo jàkkaarloo démb ak sénégalais wala boog Adji Raby Sarr mi nga xam ne mooy gënu ñëpp mooy xale bu jigéen bi taxawal mooy ku mën a fen bi mooy mythomane bi kan lañ ci war a gëm parce que démb bu fekkee ne dañu war a dégg kàddoom bu démb Adji Raby Sarr indi na problème maître Bour Sine nit ñi dañuy fàtte ni sax balaa Bour Sine di jël dossier bi parce que Bour Sine li tax mu jël dossier bi surtout bokk na ci xaalis la dëgg la bi ñu koy jox mais deuxième chose bi taxoon mu jël dossier bi c'est que dafa am règlement de compte personnel ak waa Pastef ndaxte fu mu tourné Guy Marius Sagna ak ñi mu àndal ñoo ko tourné tuddee ko tur bu ñaaw boobu nga xam ne mun bëgguma ko wax ba tax na tey pour moom opportunité la dina wax ba fu ñu tàppee homme politique sénégalais wax turu viol ñu mën a gis ni moom balaa turam di génn turu keneen mooy génn picc bu la comme taat la day uti morom loolu moo daal Bour Sine léegi nag Adji Raby dañ ma dégg ngeen ko nee na plusieurs fois la tëdd waa ji plusieurs fois dem na sax ba ne dañuy tëdd ci biir jacuzzi pour ñi nga xam ne xam nañ ko genre bassin bu ndaw la comme paan bu mag la rek nga xam dañ ci dugal ndox dugal ci ay yeneen ak yeneen mën cee bokk sangu donc ku mën a dem ànd ak nit ci jacuzzi nga simmeeku sangu donc ce qui veut dire dañ lay daf la neex donc ce qui veut dire la thèse carrément du viol Adji Raby Sarr écarté na ko ba mu set wecc alors que depuis le début ñu leen wax ni thèse boobu amut ñoom ñu sonal nit nekk ci plateau yi fay seeni gangster si fay seeni terroriste yuy terroriser askanu Sénégal ne leen loolu am na démb Adji Raby Sarr nee na leen amatul parce que def nañ ko plusieurs fois au début bugg ko woon mais après bëgg na ko Adji Raby Sarr nee na leen au début dañ leen ne woon parce que ci plainte bi bu leen fàtte ni menace de mort dañ ko visé woon parce que nee na ñaari pistolet la jël teg ko ci Adji Raby Sarr léegi Adji nee na dafa takk pistolet bi rek mais musu ko menacé ak pistolet bi donc fenloo na ki nga xam ne mooy Bour Sine fenloo it na ki nga xam ne mooy Birima mi nga xam ne dafa waat toog ci plateau ne wax naa dimb ak aji léegi li la ma wax mais bëri na tey jii nag ñëpp ne nañu wuy affaire bi buñ ko classé affaire
politique la buñ ko classé comme simple dossier politique il faut ñu dem ci justice mu leeral ko Ousmane Sonko nee na loolu la bëgg ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr ak ay avocat am nee nañu loolu lañ bëgg waaye bu dee justice boobu justice buy àtte dëgg la ñëpp a ko yaakaar di ngeen dem fa ndax may fàttali jigéen boobu doxoon ñëw ba ci wetu palais de justice gis benn paa bu taxaw mu ne ko sëñ bi mu ne ko waaw mu ne ko palais de justice lay seet mu ne ko de palais ba nga xam ne juge yaa nga fa mu ngi ne leen waaye palais de justice man xaw ma fu mu nekk ndax justice mooy àtte dëgg justice mooy tëddee njaaxaanaay mais palais ngi ne leen néega ngi ne leen boo xam ne ay juge ñu ngi fa mais palais de justice man xaw ma fu mu nekk parce que gisuma ko ci dëkk bi moom laa leen doon wax ni leen Ousmane Sonko bu dëkk bi nekkoon dëkk bu normal biñ ko ne kaay wuyu tribunal waruloon sax woote naan damay jël ñu koy waxati damay sama malaanu kër laay utiliser li mu waroon def mooy dem wuy leen ne woon naa leen daf may fàttali lu ñu naan ñamala kaay wuyu sa yaay mu ni leen sama yaay du ma woowee paaka parce que li tax loolu ki nga xam ne mooy ñamala dañ ko dàqoon dàq fekk bukki ak ay mbokkam dañoo bëggoon a lekk ñamala bi ñu dàq ko ba sonn mënuñu ko am ñu daal di daas seen paaka làq ko seen ginnaaw jàkkaarloo ak moom xam ne ñamala ku bëgg ndeyam la ni ko ñamala ba mu wuy leen ne ko kaay wuy sa yaay moom fu mu toll mën a séen seen paaka boobu ñu làq seen ginnaaw mu ne maa lànk du ma ñëw ndax sama yaay du ma woowee paaka Ousmane Sonko ne nañ ko mu dem tribunal bëgg nañu kut ko kut na dem wuy ji bi mu ne na leen mu neex leen mu naqari leen dina toog Adji Raby toog Sénégalais yi toog ñu déglu leen mais na fekk justice boo xam ne am nañu ci moom confiance mais man ba léegi sama yaakaar tasu ndaxte képp koo xam ne yeewu nga biir Ndakaar le 6 mars 2021 yeewu biir Ndakaar le 5 mars le 6 mars ak le 8 mars 2021 képp ku ñu newati dugal ci njuut njaat ñu jëm ci dossier bu mel nii def naa ni ñi koy def xanaa ñu nekk ay suicidaire rek ndaxte Sénégal gëj na am yàqu-yàqu yu mel nii Adji Raby Sarr sante ko yàlla gërëm confirmé na leen li ngeen xam ne moom lañ leen doon wax ne leen viol amut ne leen menace de mort amut Adji Raby Sarr daf ko inventé nangul na leen ko parce que nee na leen loolu amut mais Adji Raby Sarr mu ngi ba léegi ci tànk bi nga xam ne ñi ko yebaloon tànk bi ñu bëgg ba léegi Adji Raby Sarr ci loolu la nekk loolu mooy lan mooy gëmloo Sénégalais yi ni Ousmane Sonko mii saay-saay la kàccoor la dafay dem di uti ay jigéen tëddee leen parce que li Adji Raby Sarr wax nee na léegi nangu na ni moom caga la ngeen baal ma kàddu gi parce que nee na ci li muy def ay body yi ay ak yeneen yoo xam ne boobu man moom wax dëgg yàlla seen technique yooyu xamuma ko am na ñu naan sax du dëgg waaye yàlla xam na ni xamuma ko waaye li ma dégg ak li ma gis parce que man maay ba léegi l'un des rares journalistes ak waa SeneNews ñoo xam ne dem nañu ci terrain bi won leen néeg yi ak naka la demee pratique yooyu Adji Raby Sarr wax ni moom la ñuy def foofu de xanaa boo ko doon def feneen waaye du kër ndeykat yi moom ndëgam néeg boobu nga xam ne sax nee na fa lañ ko tëddee néeg boobu newoon naa leen buntu boobu du tëju prouvé naa leen ko ci vidéo boo xam ne bu ngeen demee fii ci Kéwoulo di ngeen ko fi fekk Kéwoulo dossier bu nu dugg bu ne bu ñu génnee information ak ay éléments de preuve yu néewal doole sa mbër sa champion léeg-léeg nga mere na bu ngeen duggee ci chaîne YouTube bi dossier yi bari na dossier Boffa Bayotte dossier madame Mangara ak Magui Chanel bu ngeen duggee fii di ngeen gis Yves Raymond Kamfani soldat bi nga xam ne assassiné nañ ko ca Casamance ñëpp teg dossier bi ci suuf ñu dugg ci àll bi def ci enquête bu dara jarut ñu tegal leen ko muy film nekk fii comme film nekk ci chaîne Kéwoulo muy pour Dagné mi nga xam ne dañu ni ñoom duñu bokk armel ak ñi nga xam ne mooy géwél yi biñ ko génnee keroog saaga bu ne dégg nañ ko
coow bu ne topp nañu mais suñu constance mooy di nekkal askanu Sénégal utiwuñ ci dërëm nag léeg-léeg ñu dem ba ci àll bi suñu oto des fa léeg-léeg ñu war a dem benn reportage ñoom ay difficulté léeg-léeg ñu dem reportage ñoom ay difficulté pour monter mais dañu gëm li ñuy def parce que askan wi moo ñu tax a jóg pour jaag ba tey ñaari armel ñu jóge ci loolu xale bu jigéen bi Arabie Saoudite ponkal bi jàpp violé ko ay yoon voilà dossier bi nga xam ne incha allah dinaa leen indil yaayoo xale bi fii ci plateau Kéwoulo mu waxtaan wax leen ñii nga xam ne tey autorité sénégalaise ñu naan dañuy défendre droit dañuy défendre Adji Sarr justiciable la ainsi de suite ñooñu fan lañu nekkoon bi xale bu ndaw boo xam ne juróom-ñetti at la am 8 ans Makkatal Mukarrama dëkku yàlla dëkku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàpp fa xale bu ndaw benn sambaaboo yi jàpp ko tëddee xale bi pendant 2 ans 8 ans ba keroog muy am 11 ans la diir bi kalaate mu dem consulat dem seet consul bi nga xam ne mu nekk Arabie Saoudite mooy Aboubacar Sarr mu di leen këyit loo ne leen teg leen wax ji si suuf woo benn policier assermenté muy woo yaayu xale bi woo xale bi di ko intimider ne da koy interroger ministre des affaires étrangères nekkoon Amadou Ba ñoom ñëpp fexe ba teg dossier bi ci suuf ñooñu fan lañ nekkoon xale boobu cas mu gën a grave mais yaayam amul papam du politicien te ki muy visé du Ousmane Sonko moo tax ñu fexe ñu ni nañ ñu dimbali dossier ba ñu éclaté fi ñu rapatrier xale bu jigéen bi ak yaay ji doom bu jigéen bi ak famille boobu yëpp ak li nga xam ne mooy violeur bi pour ñu indi ko fi Sénégal bi ñu nee Sénégal affaire bi ñu soroxo dossier bi yóbbu ko section de recherche nga xam ne arrêté na waa ji defere ko mais ñu def seen tappale seen affaire kalabante xam naa ni police nañu dégg li ma wax ñu def seen affaire kalabante fexe ba ñu jugé waa ji 3 reprises ñi ko présenté devant le tribunal ki nga xam ne moo porté plainte yëgul ñu raxasu seen loxo ne ci violeur bi demal sa yoon Kéwoulo taxaw ànd si ak maître Clédor Ciré Ly ñu xeex dossier bi ba ñu indiwaat waa ji devant le tribunal ñu jugé ko ñu condamné ko à 10 ans de prison ñooñu ani fu ñu nekkoon ani association yi xeex tey dañuy défendre Adji Sarr ani fu ñu nekkoon xale bu jigéen ba leen mën na leen 11 ans la am rapatrié nañ ko ñibbisiloo nañ ko moog yaayam ñu ngi fii Sénégal yaay ji amatul sax liggéey amul dara ci lu mu jàpp léegi fu mu nekk te yor ñetti doom ndax ñoo ko bàyyi loolu léppam Arabie Saoudite ne ko ñëwul fii pour nu mën a juger donc buñ may wax man impératif de justice buñ may wax non dossier bi justice dafa lu ma metti mais sant yàlla ba ñu am ñu mel ni yéen ñoo xam ne da ngeen di taxaw di ñu da ngeen di toog di ñu déglu da ngeen di partager ak ñun suñu inquiétude Adji Raby Sarr démb déglu nañ ko nee na leen Ousmane Sonko yàgg na ko topp yàgg na defante ak moom parce que loolu mooy objectif bi du leneen ñu utiwuñu pour ñu tëj Ousmane Sonko kaso utiwuñu pour ñu am preuve non nañu wax ne Ousmane Sonko day tëddee ay xale jigéen ci mbedd loolu rek mooy seen loolu rek mooy seen objectif nañ ko yàq Adji foofu la taxaw moo tax mu tourné mu naan leen damay wax Ousmane Sonko léegi na waxatuma sax ko viol mais na taxaw mu ni man ak Adji Sarr mësuñu sekk dara naka wax parce que bu ñëwee day simmeeku ma maase ko te ñëpp wax nañ leen Ousmane Sonko mësul tëdd ci lal yooyu wax nañ leen Ousmane Sonko bu toggee day sëgg yëkkati yéreem mu joxe ginnaaw gi leen koy maase mais bëgg nañu mu àddu wax ci waxu li italien di wax waxu fankuuloo bi defe naa ni bu fekkee ni mu ñuy seetaan moom du ci àddu parce que du moom ak Adji Sarr déedéet démb li xew képp kuy journaliste am nga ci gàcce dama gis booy yi nga xam ne mooy waa leeral nee na ñu ñoom ñoo def direct bi dégg naa après am na ñeneen ñetti journaliste wala ay maison de presse yi fa nekk mais démb c'est le deuil de la presse ñi gàcceel nañu képp koo xam ne ngay journaliste parce que lan moo xew démb ab show la boo xam ne Maître El Hadji Diouf moo ko organisé ak ki nga xam ne mooy Adji Raby Sarr mu wax bu ko nekk mu interview nag noonu arrêté la fi ngay taxaw te journaliste yi amuñu droit poser question mais journaliste yi mën nañu may Adji Sarr mu wax ay conneries te encore ma wax leen encore nekkul direct parce que bu ñuy gëmlu ni live la en direct c'est faux nekkul direct montage la bi ñu def après ñu déggoo ñoom pour heure bi ñu koy lancer
bu fekkee ne am na journaliste yoo xam ne ñu ngi xalaat conséquences yi nga xam ne suñuy acte la ak suñuy wax ak suñuy jëf ci Sénégal ndax bëgg Sénégal lu jàmm bëgg Sénégal boo xam ne ñëpp dañu xëy kenn ku ne nekk ci sa soxla am na journaliste yoo xam ne dara yitteelu leen lu seen poche ak xaalis bi leen di jox seen yónneeku ci leneen te noonu laa si gis kenn koo xam ne maa ngi gis benn journal bi bëgguma ko tudd sax bañ ko jox publicité mu ngi jox la parole à un journaliste pyromane du ma ko tuddee sax journaliste mais benn pyromane benn boy boo xam ne koo bëggee saaga nit ci monde bi rek moom ngay dem seeti su bëggee wax ju bon ci nit rek moom ngay dem seeti mooy Mamadou Ndiaye bi ngeen xam ne tey bu ngeen duggee si Kéwoulo ngeen def affaire Mangara la mafia affaire Mangara ngeen tapé ko si Kéwoulo di ngeen gis vidéo boobu Mamadou Ndiaye moom en quelque sorte mooy maître d'orchestre bi mooy wax journaliste yi war a jàppale ci camp Adji Sarr Mamadou Ndiaye moom su may fàttali moom la ñu tëjoon ñetti atu kaso pour extorsion de fonds maître Aïssata Diagne jàppalu ko parce que daf ko gisoon ne ko jàppale ma jox ko xaalis pour mu jëndee ko ay journaliste rek xaalis boobu lekk na ko mu bañ koo joxe maître Aïssata Diagne ba mu xamee loolu mu porté ko plainte ñu jàpp ko tëj ko fii 3 ans de kaso kooku tey en quelque sorte mooy le maître d'orchestre en quelque sorte de connerie bi nga xam ne de gàcce bi nga xam ne ñi ci wooyee seen bopp ay journaliste ñu koy def parce que ku xalaat ni daaya bi ñuy taal dinañ ci mucc walaay dama xamul fitna daf may fàttali benn jour benn nigérien bu ñu jàppoon nigérien la ñuy wax bu ñu jàppoon fële ci Abidjan Ivoirien jàpp ko di ko dóor ne parce que lan mooy tax mu dugal gémmiñam ci seen politique mu ne moom nigérien la normalement yorom nekku ci politique mais dafay xëy chaque jour war a jël saretam di wuti li mu daan doole lu muy lekk ñu ne ko non à cause de politique il y a bang bang aujourd'hui bang bang mooy coow Ivoirien noonu la ñuy wax coow il y a bang bang mooy dañuy reyante il y a palabre donc moom palabre boobu nga xam ne moo koy empêché mu liggéey il est normal que mu jéem a xam palabre boobu mooy kan ak lu mu wund loolu moo tax mu génn ci mbedd di xool waaye bokkul ci manifestant ndax lii ñuy woote bu ñëwee ñëpp lay yàqal Auchan yi ñu toj am naa samay boy yu bëri yoo xam ne sànq chômage bi métti la nekkoon yàlla def Auchan ubbi ñu nekk fa di daan seen doole tey ñun ñëpp ils sont en chômage technique ak yeneen bakkan yi nga xam ne fukki bakkan ak ñeent wala ñett yi nga xam ne des na ñaata nit ñoo ci am ay gaañu gaañu mais ci loolu sa yoon nekku si da ngay am nit bu ñu la jox rek yow t'en as rien à faire di nga continuer def li ngay def tey démb gàcce la woon ci journalisme su ma déggee ñu ci wax tuuru ñenn ñoo xam ne amoon naa considération si ñoom ne participé nañu ci interview boo xam ne da ngeen jàkkaarloo ak Adji Sarr bu ci wax dara ngeen bàyyi ko ci noonu te ngeen tuddee seen bopp ay journaliste man moom gàcce Adji Sarr en un moment bi ñu ko laajee ñu ne ko Adji est-ce que da nga ëmb nee na leen du ma ci wax parce que sama vie privée la lan mooy vie privée mooy barrière bi nga xam ne sa diggante ak nit ñi la vie privée protéger vie privée moo tax ñu ne kër loo fay def nga def ko ci biir bu ko def ci mbedd bi wolof Njaay dafa ne ku dee ci marché yaa tàgg sa bopp Adji Sarr bu mu nee taxaw ci place publique ne dañ maa tëddee kooku waratul wax waxu vie privée moom mu njëkk a violé li nga xam ne mooy vie privée léegi kooku bu taxawee muñ dañ maa violé mu taxaw wax ko ci place publique kooku lan lañ ko war a mën a nëbbal encore yow journaliste bi ñu la woy bu ne nee interview la nga ñëw face à face ak Adji Sarr déclaration suivie d' interview boo ko Adji Sarr waxulee yow da nga war a jël ses bagages nga dem sa yoon bu ko defee nga def expliquer askanu Sénégal nga jàkkaarloo ak ñoom nga wax leen li nga xam ne mu fa xew mais gisuñu loolu lu ñu gis mooy nit ñi accompagner Adji Sarr ci ay conneries ci ay tappale ci fitna boo xam ne dañ ko tegal encore ci kaw askanu Sénégal loolu lañ gis démb mën na wax dañ ko violé mën na wax dañ ko jëlee ginnaaw mën na joxe ay scènes yu obscènes scènes yu bon mais buñ ko ne est-ce que da ngaa ëmb mu ne non sama vie privée la xanaa après yéen ngeen comprendre ci dara mais man comprendre atuma ci dara parce que y a rien d'ailleurs à comprendre dans cette affaire là waxoon naa leen ko depuis si njëlbeen tappale la c'est un film boo xam ne scénario bu nul bu zéro ay cuuni ñoo ko la mais plus ñuy dem plus ñuy wax rek olof naan ku wax fee ñu won ni ñoom ay cuune lañu
Adji Sarr gis naa journaux yu reprendre tey nee na Ousmane Sonko moo ko ëmbal leneen de naa leen ko wax tey Adji Sarr bu ëmbee tey ah laaj leen Buur Siin kan moo war a ëmbal Adji Sarr parce que ci këram wala boog ci responsabilité am la nekk tey mën na ëmb tey mais keroog muy nekk section de recherche Adji Sarr wax na capitaine Seydina Omar Touré biñ ko laajee dafa ne ëmbul moom dafay suuf rek parce que kaw ëmb boobu naa leen ci wax tuuti balaa mu ñëw di wax Ndeye Khady moom dafa ëmb Liberté 6 extension la Adji Sarr commencé wax nit ñi dafa ëmb mu ne leen dafa ëmb ki nga xam ne mooy faram dafa njëkkoon a wax ne dama am buzz léegi dama am benn salon bu may maase damay maase ku tudd Ousmane Sonko mais plus muy fen nit ñi ñëpp dañ ko jàppee ni mytho la kenn déglu ko mu tourné après mu génne histoire ëmb ne dafa ëmb wax ko ñu bare ñoo xam ne man wax naa ak ñoom ci kon bi mais ñu waxu dof lañ ko jàppee woon waxu ëmb bi wax na ko madame Tall expliqué na ko vertement d'ailleurs weddiwu ko mais dafa ne madame Tall lu tax mu koy jébaane mu ne madame Tall dama ëmb mu ne ko ku la ëmbal mu ne ko Ousmane Sonko moo ma ëmbal d'ailleurs sama tante bi dem na waxtaan ci ak Ousmane Sonko au début Ousmane Sonko dafa bañ mais bu ñu négocier ak moom ba ci kanam Ousmane Sonko nangu na ni daf maa ëmbal man Babacar Touré waxuma ak tantam de mais ki nga xam ne moom madame Tall nee na wax naa tantam ne ko araam mësuta jàkkaarloo Ousmane Sonko xamul sax kuy Ousmane Sonko ba kay laaj ndax Adji dafa ëmb Adji jour yi muy préparé kuum en tout cas peut-être samedi wala dimanche jëm lundi la wax ni dafa ëmb dem na tantam moo ko yóbbu def na test bi prouvé ni dafa ëmb ki nga xam ne mooy Ndeye Khady bi mu ko ne kan moo la ëmbal mu ne noonu ko wax masta wax Ndeye Khady kan moo ko ëmbal tey mu taxaw ni leen wax naa ko mu ne ma man xamul naa ne Ousmane Sonko rek moo la mën a ëmbal moom mos ko wax kenn dafa ëmb keroog bu muy génn ci kër gi Ndeye Khady nekkuloon fa mu ngi hôpital dafa ni bu mu ko waxee waxu ëmb boobu ma la doon wax kooku ne ko ani kii bi mu ne ko ani test bi carton bi test bi nekkoon la bàyyi jëkkëru Ndeye Khady nag bu Ndeye Khady ñëwee nga jox ko mu ne ko ani test bi ñu ko wooyee ci test bi nee na test bi mu ngi ci tantaam nee na mos ta xam ne Adji Sarr dafa ëmb bi ñu ko laajee section de recherche devant le capitaine Touré nee na moom ëmbul xam nga ëmb moom li wolof di naan doxatu gëléem la rek ci kaw la jëm ëmb buy dellu ginnaaw amul ëmb moom ci kanam rek la jëm te wolof dafa ne wane dinañ ko bàyyi gëtam rek yàgg ku wësi ku ëmb rek wësin waaye bu wësi ne defe naa ne doom ñi nañ ko wutalee bàyyi wetu kër Buur Siin loolu moom mooy dëgg donc voilà des informations essentielles yi nga xam ne bëggoon naa leen ko jox ci waxu Adji Sarr parce que li mu wax bari na wallaahi awma temps naan damay décortiquer li mu wax mot par mot mais li ma leen mën a assurer mooy li nga xam ne mooy l'essentiel mooy lii ñu fitna bi yëpp mooy viol bi démb Adji dans sa sortie nee na leen viol amul mais tëdd nañu plusieurs fois na Ousmane Sonko waat ci loolu maître El Hadj Diouf nee na fetal la ko tegoon Adji Sarr démb nee na leen fetal amul dafa génne woon rek tàkk fetalam yi mais braqué wuñu moom ko donc bu fekkee ne yow tëdd nañ la ci lu la neex ay yoon braqué wuñu la kon ani viol ani menace de mort dénonciation calomnieuse taxaw na mais l'objectif caché ce n'est pas que ñu am preuve ni wax ni viol am na mais l'objectif moo di yàq der Ousmane Sonko loolu rek mooy objectif bi Ousmane Sonko boobu it jot na tamit ñu waxtaan ak moom parce que man li ma leen wax Sénégal moom moo ñor amul benn parti politique boo xam ne man dama ci bokk amul benn parti politique boo xam ne man am naa ci kartam barki dem waxoo ma démb dégg naa ko mu ne deuxième vague dafay ñëw ça sera plus dévastatrice que la première vague ñun duñu ay militaire ñun duñu ay soldats ñun xeexuñu dañ leen di ñaan ngeen sóoraale ñun le peuple sénégalais la grande majorité bëgguñu xeex bëgguñu fitna dafa doy
lépp loo xam ne dafay indi fitna ñun waxatuñu ko muy que muy faucon yi nga xam ne ñoo nekk ci camp Macky Sall muy que moom Ousmane Sonko muy tenir discours boobu erreur de communication la ñun bëgguñu fitna Sénégal jàmm ak salaam lañu bëgg suñu réew mi mais peut-être comprendre na ni sénégalais yi génnul keroog du waxu viol bi du waxu Ousmane Sonko kase moo leen taxu ñu jóg li leen taxu ñu jóg mooy l'état de droit mooy jaay doole mooy xaalis bi ñuy pasare mooy ñii pauvre ñi nga xam ne démb ay dañ doon dox diggante dañ doon dox Padois ba Sandaga tey ñu xëy yor ay 4x4 di ñu jaay doole loolu la sénégalais yi ne dañoo bëgg mu dàkk mais ba léegi j'ai l'impression que lépp matu président Macky Sall wax na à l'emploi des jeunes expliqué na ci lu bare ñun dinañ ci dellu si danañu liggéey surtout ak DER wan leen kii nga xam ne mooy Pape Amadou Sarr mi nga xam ne mooy directeur DER di fayeeku ay millions dossier boobu dañ ci liggéey spécial lay doon ñaata milliards 61 milliards bi nga xam ne Sénégal gouvernement Sénégal jox na leen ko ñu boole si nga xam ne en subvention la pour ñu jàppale ndaw yi ñu liggéey ñu boole si 41 milliards yoo xam ne BAD moo ko lebal Sénégal 60 milliards d'abord la Sénégal jël def ko ci DER pour nous financer emploi xaalis boobu fu ñu ko dugal ñu yokkal leen ci 41 milliards yoo xam ne Pape Sarr réceptionné na ko moom DER en dernier waxtu bii may wax ak yow ak yéen ñu ngi xaar 57 milliards yoo xam ne BAD na ko nar a injecté waat ci DER donc bu fekkee nag xaalisu état Sénégal nañ ne Sénégal subvention Sénégal la duñ ko delloo mais li nga xam ne mooy 41 milliards yi ak 57 milliards yi ça nous fera 98 milliards yoo xam ne dañ koy dugal ci BAD kii di Amadou Sarr Pape Amadou Sarr il faut mu wax nu xaalis boobu fu mu ko dugal yooyu mooy yi gën a intéressé Sénégalais yi que ay caaxaanu Adji Raby Sarr Maître El Hadji Diouf parce que Maître El Hadji Diouf woon na leen ni léegi combat bi combat am la c'est une affaire personnelle ki nga xam ne mooy Maître Dialy Kane kenn déggatu ko au début moom ci avocat yi la bokk Ndeye Fatou Touré bi ñu woo bañ na ànd ak ñoom donc El Hadji Diouf daal Buur Siin moom à la guerre comme à la guerre moo fas yéene kut ko kut bu ñu taal Sénégal yoonu nekku si ànd si nag ak ñoom ñi nga xam ne nag ñëpp dañu làqu woon keroog yaa xam mbay Lat Diop bu Lonase tamit dégg naa ko ne nan dañ leen bett prochainement du demee noonu waaye Lat waaye yaa xam mbay waaye yéen ñi ngeen xam ne da ngeen bëgg mel ni ku bëgg a fës ñun yooyu ngeen di wax ñun amaluñu njariñ li amal njariñ doomi Sénégal mooy naka la ñu mën a lekk naka la ñu mën a laal naan naka la ñu mën a fajoo naka la ñu mën a régler suñuy problème yooyu nit foofu lañ leen di xaaree moo tax ñu dénk leen réew mi du affaire de guerrier armée bu ngeen dem mu ngi fees dell ak ay guerrier soxlawuñu ñun guerrier Sénégal lu ñu soxla mooy ay technocrate mooy ay nit yu am patience ay nit ñu am yërmande ci askan wi yooyu lañu soxla ma dellu si waat ci Adji Raby wax na leen lu bari mais weddiwu leen benn yoon wax leen ni amul doom weddiwu leen mukk ne leen day taxawaalu da doon taxawaalu Jifeer da doon taxawaalu Maya da doon taxawaalu Grand Yoff genn ñëpp la ci marché pour Liberté 6 waxu ci dara ci loolu nee na leen dañ ko déverger te lu fen bi fu mu gën a garaawaate encore nee na leen dañ ko déverger 2 fois mooy li yàlla mës a bind ci kaw suuf dégg nañu lu ne ñu di ko wax ci firnde ak ci kéemaan yoo xam ne yàlla def na ko ci doomi aadama mais pour la première fois yi moom lañ ci déverger ñaari ci Adji Raby Sarr la commencé waaw peut-être nag façon yeneen la tamit moo xam parce que gis nañu fi doon Sénégal moom ngay xëy rek ñu la benn prophète ngi nii benn xalifa léegi ainsi de suite donc ñun journalistes yi ñun ñu amoon opportunité dugg ci dossier bi ñun ñu amoon opportunité sëgg ci dossier bi ñoo amoon chance ne leen lii moo nekk ci dossier bi mais tey yéen ñëpp wax nañu dégg ngeen def ngeen seen propre analyse Adji Raby nee na leen bi ma Ousmane Sonko njëkk a violé non bi mu njëkkee tëddee parce que léegi waxatuñu waxu viol dama daw dem suñu dëkk
dégg ngeen encore ki ñu présenté fii comme maamam wax na du Babacar Touré moo fa dem ñoom ak seen i équipe de journalistes ñoo fa dem wala boog seen i journalistes am na ñu naan sax seen journaliste ngeen baal ma ci terme yi ñoom la ñu uniforme dem nañu ne leen kii mooy maamam nee na aji bi mu demee Ndakaaru feeg depuis ñaari at gisuñu ko man waxuma ko de maamam moo ko wax nee na depuis 2 ans gisul aji alors aji nee na leen bi ko Ousmane Sonko violé ci 2020 bi dem na seeti maamam kon moom ak maamam kan moo ci wax dëgg ak kan moo ci waxul dëgg lii commencement ñu ngi ne tekk di leen seetaan lu ñu xam ci dossier ku ma xam Sénégal xam ne du ma chantage bu ma xam Sénégal xam ne man du ma menacé kenn mais 30% sax ci dossier bi ñun waxaguñu ko 30% waxaguñu ko dañ leen ne woon complot la ñu ne du complot tey Dior Diagne jóg na joxoon moom ak ay Mamadou Ndiaye mi nga xam ne moom pratiquement ci kàddoom lay waxee jóg na mu ne leen maître Sow moom mooy ki nga xam ne moo bind lettre plainte bi Sow mu ne leen du dëgg defuma ko ñu commencé tamante dëmm mu ne leen non gis naa Adji Raby Sarr 15 jours avant les faits ça prouve quoi ça prouve l'acte préparatoire bi ñu koy préparé complot loolu mooy complot mooy da ngeen déggoo ku teg benn affaire moom avocat yi maître Sow nee na leen clairement Adji Raby gis naa ko plusieurs jours avant ñu yegg ci affaire yi donc ce qui veut dire bokk na ci ñi préparé complot affaire Adji Raby Sarr mook Dior tey ñu ngi dem ci yoon parce que nee na Dior daf ko accusé te moom dana yóbbu loolu ci bâtonnier bi léegi nag ñun ñu ngi leen di seetaan mais bu ñu foog ni dañuy tardé nit ñi parce que xam nañu képp ku ci laal xam nañu képp ki nga xam ne laal na ci dossier ba ci avocat bu jigéen bi nga xam ne mooy ñëw ci kër gi en repérage ñëw seeti Ndeye Khady naan ko sa salon bi garaaw na de ay président dañ fi ñëw est-ce que Macky Sall sax du ñëw fii ci salon bi dégg ngeen ma de avocat bu jigéen ñëw na fa nee na dafa ñëw pour coytu di nga wax ni est-ce que Macky Sall si boppam du ñëw fi nga xam ne mooy salon bi ndax li salon président la jigéen boobu avocat bu jigéen boobu dalu soir na encore ak Adji Raby Sarr ñu jël si bagage u Adji Raby Sarr ak yeneen ñetti góor muy ñoom 4 personnes ay témoins yu oculaire gis nañu ko mais tey gis nañu pratiquement xëccoo bi tamante dëmm bi dox diggante maître Dior Diagne ak ki nga xam ne mooy Papa Samba Sow dinañ ci yegg sàcc bu dul rëcc wolof dafa ne jarut a yàq say nelaw ñii mun ñu rëcc te seen complot bi ci daanu rek la jëm parce que chaque jour bu ñu waxee ñu gën leen won ni lii yëpp ay tappale la dara di dégg naa waa APR boobu nekk ne leen 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale 0 fii ba 100 ans les faits, rien que les faits qui sont là, qui sont constatés et couchés sur un procès verbal, nee nañu lii tappale la complot la dara mënul fexe ba lu lewut ñu lewal ko boo sàccoon ay milliards boo ko tabaxee jàkk tamit nee nañu jàkk jooju lewut boo joué PMI boo amee xaalis boo da koy yóbbu mënoo cee yóbbu sa yaay màkk mënoo cee tabax jàkk loolu la ñu wax loolu moo xew ci lii Maître El Hadji Diouf nag vote lay joué bu leen fàtte ni élément central bu dossier bi mooy Mamour Diallo woo naa ko plusieurs reprises bëgg naa ko auditionné faale wu ma tontu ma mais élément central bu dossier bi mooy Mamour Diallo
Mamour Diallo pour ñam tuuti xalaat gis nañu relation yu am ak certaines presse ak certains médias. Mamour Diallo moo nekkoon directeur cadastre bi. Mamour Diallo moom moo impliqué wu ak kii di Sarr mu tudd Tahirou Sarr ci détournement wu 94 milliards bi nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko ci lubal ci dóor bi ñu dóor famille wu lébu yi pour récupérer 94 milliards. Mamour Diallo boobu est impliqué dans ce dossier-là ba tey kenn diggu ko mu ngaan Adjara bi démb wax na leen mu ne leen kële frère am la mu tuddi Ahmed Mbaye Sid Ahmed Mbaye frère am la frère boo xam ne frère yaa ma neex fenn moo leen boole bokkul ak moom dëkk bokkul ak moom waaso bokkul ak moom dara fenn moo leen boole mooy dëkk ci Liberté 6 extension parce que Sid Ahmed Mbaye day fréquenté salon Madame Tall bi nga xam ne Adjara bi fa la nekkoon te wax naa leen Adjara bi puisque moo doon fóonante xale góor yi moo doon seen gel ñoom ñëpp donc loolu moo indi proximité bi ba Sidi Ahmed war ko mën a boole ak relation ñi nga xam ne ñooy kii di Mamour Diallo mu bëgg ci def revanche am ba ñu tëgg plan bi mais yëf yi du yomb du demee comme ni ñu ko bëggee woon lii yàqu na dafa mel ni ku jëm marché rek nga dem jënd nga ñëw togg sa ceebu jën fekk ay jën yu nëb nga jënd wax dëgg yàlla dañ koy sànni mais ñu taxaw ci loolu rek war a yeewaat beneen fitna fii ci Sénégal parce que ñoom bàyyiwuñu li soosee di wax bàyyi baloo mooy xeex boo xam ne par force il faut ñu xeex ko ñoom loolu lañu jël def ko dossier bi jël mburu bëgg ko def mburaake def ko leneen te alors que mburu bu nëbee mburu bu woowee mburaake rek lañu ko mën a defee sénégalais yi déggal ngeen seen bopp soxlawu leen kenn defal leen dessin soxlawu leen kenn defal leen koroki Adjara bi Sarr waxal na leen boppam ne leen li mu leen waxul ñëpp dara du ci dëkk Maître El Hadji Diouf moom mu ngi langaamu ci lu mu langaamu rek mais su ma doon moom tey damay bàyyi aji xam ne aji mii ma gis aji mii ñuy réciter aji mii ñuy préparé na ko li ngay wax bu yàggee na ko taxawal noo taxawal fii aji moom mu ne peut pas tenir devant un tribunal waxoon naa leen benn journée aji dama ko yërëm dama ko tiital parce que aji mii xuusmaa ñàpp la aji mii marionnette la et le sort des marionnettes dañ koy utiliser juste pour benn opération bu nu paree dañ koy tëbloo yaa rek a xam naka lañ koy tëbloo yi Macky Sall bokkul à la base de ce plan wax naa leen ko dama leen koy waxaat mais Macky Sall gouvernement dañu jéem a récupérer benn produit boo xam ne bu pourri la bu périmé mooy complot bi te chaque jour bu ñu waxee ñu génne ñu ay preuve wala ne lii complot la donc loolu mooy lii nga xam ne bëggoon naa ko waxtaanee ak yéen Maître El Hadji Diouf mu ngi wax fu ne leen sama jabar Yacine Fall suñu kër gi ak suñu truc ma bëgg a profité wala ci occasion bi waxoon naa leen ko di leen ko waxaat ne leen Maître El Hadji Diouf mu dem lijjanti këru waa ji jéeju këram bi mu jël à cause de moom ba ñu làkkalu ko te contrairement li muy wax waa Maris mu leen di remercier affaire yooyu du benn dëkk parce que waa Maris amuñu affaire ak Maître El Hadji Diouf fitna la leen jaay fit la leen jaay insolence la leen mas a jaay donc ñooñu pratiquement kenn ku ne bu ñu ci kontaanul dañoo toog seen kër maandu ci donc lu mu leen di gëmloo ne la ñoo def ni ñoo def li day wax lu ko neex du ma jeexal live bi te joxuma leen ay nouvelle ki nga xam ne mooy Tunkara Ousmane Tunkara ba léegi mu ngi ci ñu téye ko fële prison bu tudd Hudson Country Jail bi nekk ci New Jersey ci wetu New York tey waxu terrorisme moo taxoon ñu signalé ko nee na menace de mort atteinte à la vie privée et appel à insurrection loolu moo tax état Sénégal wala boog ay yónni Sénégal ñu signalé ko autorité américaine yi mais gannaaw bi ko FBI jàppee ñooñu gis nañ ni loolu bu ci dara toppeetuñu ko terrorisme mais ci diggante bi
ay këyitam dafa am problème parce que green card la yor bu yeggee expiration dafa war a utilaat kayit yu bees ci diggante période boobu rek la plainte la américain yi FBI dale ci kawam tax na sur l'autre plan lépp luy accusation terrorisme génne nañ ko si waxtu bi mu ngi ci loxol IC mooy wàllum immigration ci loxol ñu lañ nekk mais yaakaar nañu ni loolu du yàgg ñooñu mën nañ ko relâcher parce que nit la ko xam ne depuis plus de 25 ans mu ngi ci dëkk boobu am lu mat juróomi doom wax dëgg yàlla participer ci économie américaine même bu fekkee ni dëgg la wax yi mu yow woote fitna bu muy woote kenn àndu ci kenn d'accord kenn amul droit menacer de mort qui que ce soit kenn amul droit woote fitna fu mu mënti nekk donc lii mooy xibaar yi nga xam ne bëggoon nañu jàkkaarloo ak yéen waxtaan ci ak yéen Ousmane Sonko contrôle judiciaire lañ ko teg ne ko bu mu àdduwaat wax ci kàddu gi kee di Ndeye Khady contrôle judiciaire lañ ko def ne ko bu mu àdduwaat ci lii Maître El Hadji Diouf ki nga xam ne mooy avocat mooy seen le barreau le bâtonnier daf ko ne benn avocat bu mu prononcé wu ci mais gis nañ ni Maître El Hadji Diouf moo organisé li nga xam ne xale bu jigéen bii di Adji Raby Sarr def na ko alors que Adji Raby Sarr elle aussi devait être astreinte aux mêmes contraintes dañ ko war na wax moom tamit bu mu ci àdduwaat ci yëf yi mais ñu sante ko yàlla ndaxte wax moo taxoon li ñu leen doon wax nit ñi di xalaat ne ñi dañoo far wala ñuy wax ñu dëgg tey Adji confirmé la leen lu ñu leen wax Adji Sarr tey ni ñu ko mën a toppee tamit mooy le secret de l'instruction parce que instruction lañ nekk moom dugg na ci cabinet juge d'instruction wax na fa ay waxam wax yooyu nag mu ko wax na wax naka sa kanam bi mu waxoon Mamadou Seck ba tax mu énervé Mamadou Seck mu ne ko nekk ay 1 heure de temps Mamadou Seck téye na ko 5 heures de temps parce que ay waxu dox rek la fa doon wax yooyu nag la ñu jëlal démb ñu tegal leen ko te gis ngeen vidéo bi montage la parce que ana moom ne ko stop ñu dagg nettoyé tuuti defaat montage yu bidon boo xam ne kenn mënu leen ko wax li nag moo am ca yëf ya Ousmane Sonko yaakaar naa ni waxtaanuma ak moom wóowuma ko seetuma ko xalaat naa ne du ci wax parce que dafay rabaissé wu trop Ndeye Khady Ndiaye du ci wax parce que daf ci rabaissé wu trop mais li nga xam ne xale bu jigéen bi def na ko mooy xamal na leen lépp li nga xam ne desewoon na leen kii la la xalaat diw la la def en un moment Ndeye Khady comment on appelle Adji Raby Sarr wax na leen xamal na leen ni complot la te complot war na leen acte préparatoire maître Sow El Hadji Sow war na leen ci sànniyante responsabilité bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def seen biir donc